بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون di sant borom bi subhanahu wa taala di ko bàkk comme ni mu ko waxee ci aaye bi nga xamante ni mi ngi ci suuratul an'am di aaye numéro 1 borom bi di wax ci aaye boobu ni moom rek mooy ki nga xamante ni moom mooy ki yayoo sant waaw moom rek mooy ki nga xamante ni mooy ki yayoo sant moom mi nga xam ni moo bind asamaan yi moom mi nga xamante ni moo bind suuf si moom mooy ki nga xamante ni mooy indi li nga xamante ni mooy lëndëm yi mais aussi ni ki noonu la lumière di ko sant di ko bàkk moom borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni moo waat ci lu ñuy gis ak li ñu dul gis bu koy jàng ci suuratul Haqq verset 43 borom bi mu ne fala uqsimu bi ma tubsiruun wa ma la tubsiruun yàlla lépp lu mu waat lu am solo la lu significatif la en tout cas lu am mbóot la moom yàlla mbir yi mu waat yépp bari na dangay jàng alxuraan ci ay mbir yu bari yàlla waat na ci ay mbir la yoo xam ni yu bari mbóot la kon yàlla mu ne maa ngi waat ci li ngeen di gis ak ci li ngeen dul gis ci noonu la ñu dooree suñu émission li guddi gi muur di leen sant di leen gërëm mu nekk suñu 3e numéro ci benn thème bu nga xamante ni kenn suñu téléspectateurs yi di ko sant di ko gërëm moo ko fi posé woon boobu léegi suñu ñetteelu émission tey te gëmuñu sax mu jeex mu di ab laaj boo xamante ni laaj la bu jar a détaillé mu xaaral na bi ñu ci def am na solo laaj bi dafa wax ni est-ce que virus yi nga xamante ni moom mooy sabab feebar yi jàngoro yi dal doomu aadama yi est-ce que duñu ay jinne mu di laaj bi ñu recevoir woon ci 77 559 29 76 muy numéro bi nga xam ne toujours dañ koy joxe 77 559 29 76 muy numéro bi nga xamante ni ñu ngi leen ci xaar saa su ne ngir monde bi ñuy waxtaanee monde la bu yaatu kon ni ma koy faral di waxee te bëgguñu wax lu dul li nga xamante ni moom mooy li neex ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan ça veut dire liñ bëgg ñu waxtaanal leen ko. baloo moo tax laaj yi di ñëw dañuy cadrer mais aussi daf ñuy jàppale ci ñu xam fu ñuy commencer parce que ni ma ko waxee sànq le monde des djinns monde la boo xamante ni doo xam fooy commencer ak fooy bàyyee kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di wax rek ni kon émission tey bi day nekk suite répondre question boobu nga xam ne def nañ ci ñaari émission tey moo ñetteelu émission te gëw ma ñu jeexal ko muy est-ce que virus yi duñu ay jinne wala bokk ay mbindaafon lañu ci jinne yi yàlla lim bind dafa bari lool ñu doon def similitude maanaam nuróole bi nga xamante ni nuróo na ko ñaari monde yooyu ñu doon def ci émission yi jàll ab nuróole bu nga xamante ni en tout cas ñaari monde yooyu nuróo nañ ko lool nuróo bu jéggi dayoo ñu waxoon fi ñu taxawoon ni jinne yàlla bindee na ko nu nga xamante ni su fekkee bëgg na ab mbir mu jafe ko c'est-à-dire bu fekkente ni atteindre son objectif jafe na ko ci attaque wala boog déposer njabar parce que la plupart loolu mooy li gën a fës ci seeni jëf ñoom jinne yi bu fekkente ni ñi ngi agir ci doomu aadama yi maanaam ñi ngi jëf ci doomu aadama yi la plupart li ci ëpp suwaay attaque la attaqué doomu aadama bi la pour gaañ ko wala boog déposer njabar li ñuy wax la sorcellerie ab liggéey ci quelque part léegi su fekkente ni nag jug pour taxawee mission boobu moom jafe na ko dafay soppeeku ci force yi nga xamante ni jinne daf koy exploiter la pour egg fi mu bëgg a egg mais jëf li mu bëgg a jëf mais atteindre son objectif mais aussi li nga xamante ni mooy possession lups maanaam solu ci beneen mbindaafoon yaa ngi dégg jëfandikoo ay capacité am aussi def loolu nga xam ne lu bëgg a def doo génn demaat nekkaat kam doon ou bien dem fa nga xamante ni fa la jóge woon
dafay jëfandikoo li ñuy wax possession mooy lubs. niki noonu lubs bi la plupart daf koy gën di def ci rab yi nga xamante ni rab yu ñuul lañu, lu mel ni ki muusu ñuul yi, lu mel ni ki xaj yu ñuul yi, surtout muus ak xaj, ak yenn ñi nga xam dañu feebar, surtout ñi nga xamante ni ay patients la ñu tëdd seen yaram sutaate. jinne yi même des sorciers yi nga xamante ni ay njabraankat lañu, jinne yi dañuy laxasu ci ñoom, dañ leen di làqatoo pour atteindre seeni objectif. léeg-léeg nga gis njabraankat boo xamante ni ñu ëpp si ñoom sax seen mujj dafay bon, waaw, parce que jinne yi dañ leen jëfandikoo ba parfois léeg-léeg sax dafay laaj ñu sàkk seen ou bien ñu sànk seen bakkan, wala boog ñu bàyyee leen loo xamante ni après duñu nekkati ñoom dañuy wér li des seen àdduna ba bi taal yi dañuy nekk ñu alku. moo tax njabraan di liggéey bu bon bu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ahadis boo demee ci alquran ci ayat yu bëri sévèrement dañ nekk liggéey boo xamante ni dañ ko dàq, dañ ko xaraamal. da ngay dem ci sallam bi muy lim asabul mubiqaat, juróom-ñaari bàkkaar yi alagaate, al mubiqaat al muhlikaat, bi nga xamante ni lim na bokkaale yàlla yi gis nga daf ci teg li nga xamante ni mooy njabraan mu di lu bon loo xamante ni baaxul ci pas-pasu jullit, mais aussi baaxul ci même nit ki koy def, mooy ki nga xamante ni dafa jaay ruuxam seytaane ngir mbiru àdduna yu ñàkk solo, mu jàpp ni moom pouvoir mystique la am, alors que au finish jinne ñoom ñoo koy exploité ba sax dundam noonu lay mujjee mujj gu ñaaw. kon ñoom dinañu profité aussi su fekkente ni mënuñu atteindre seen objectif ci ay moments yoo xamante ni ay moments yu propice la pour mën a atteindre son objectif, surtout bu fekkente ni dafa laaj attaque. doomu aadama bi yaramam dafa am ay brèche yi bu ñu ko waxee mooy ay bën-bën yi nga xamante ni duy bët di gis. bën-bën yooyu doomu aadama ay yaramam dina bënn li ko bënn bët bu aay la, doomu aadama yaramam dina bënn li ko bënn liggéey buñ ko sànni la boo xamante ni atteindre ko. dangay gis nit romb la léeg-léeg yaramam daanaka day mel ni tame, su fekkoon yàlla def na dévoilement nga gis ne yaramam daanaka tame. léegi façon nit yooyu dañuy vulnérable nga xamante ni heure bu leen jinne jugalee da leen di atteindre, parce que déjà am na ay occasion yu nga xamante ni da koy exploiter pour maanaam doomu aadama bi dafa vulnérable, vulnérabilité bi mi ngi jugee ci mauvais œil bi ay bët yu aay, làmmiñ bu aay boo xamante ni yàgg na wàcc ci kawam ba yaramam bëri ay bën-bën ñu koy wax ay brèche, wala boog njabar yu nga xamante ni daf ko sam naam su fekkee atteindre ko. niki noonu aussi ñoom jinne yi dinañuy profité ci sàggante doomu aadama bi, spiritualité bu wàcc. waxoon nañ ci émission ba le passé que ni spiritualité bu force la pour doomu aadama bi. su ma wax spiritualité li ma si namba mooy doomu aadama bi di jaamu yàlla, di sàkkoo jege yàlla à travers des actes d'adoration, al ibadat, diggante julleek woor, zikr ak yu ni mel, en tout cas santaane yàlla yi doomu aadama bi nekk ci. loolu dafay protéger doomu aadama bi, en même temps day tax mu nekk ku dëgër koo xamante ni les forces mystiques duñ ko mën a atteindre lu dul la sob yàlla. chaque règle nag a une exception, loolu il faut ñu koy faral di fàttali. mais règle bi moom mooy yow mi nga xam yaa ngi jaamu yàlla dëggantaan di moytu li yàlla tere, da ngay nekk koo xamante ni da ngay dëgër, da ngay mën a résister devant les attaques mystiques. loolu waxoon nañ ko. kon doomu aadama jinne yi dinañ atteindre doomu aadama bi su fekkente ni dafa jafe. ñu xiir ko ci ak sàggante ci def ay bàkkaar, surtout bàkkaar yi nga xam ne yu mag la. bu boobaa du amati benn kaaraange mystique. waxoon nañ ci émission yi la jàll malaaka yi topp doomu aadama yi leen protéger, buntu la boo xamante ni waxoon nañ ci lu bëree bëri. waxoon nañ ni sàggante doomu aadama bi dina créer vulnérabilité ci bépp force du bien boo xamante ni kaaraange la ñeel comme mu dem disparaître daal di koy bàyyi moom kese. loolu day tax moom mu nekk ku yomb atteindre. kon jinne yi dinañu profité ci sàggante doomu aadama bi pour atteindre doomu aadama bi, mais aussi dinañ koy sànni njabar léeg-léeg, dinañ koy jéemal ci attaquer ko du mën a sotti, ñu sànni ko njabar déstabiliser ko pour mën a atteindre ko. mais aussi ces faiblesses, ces moments de faiblesse doomu aadama bi c'est-à-dire am na lu yàlla mën na dogal ab natt wàcc ci kawam déstabiliser ko, soit ku cher ci moom ku ko jege woon ku ko bëggoon moo xëy daal di faatu, ou bien examen bu nga xamante ni daf ko waroon def concours échoué ko, defoon ci yaakaaram, ou bien yu mel noonu nga xamante ni daf ñuy dal te tukkee ci dogalu yàlla yi nga xamante ni doomu aadama bi su amul imaan mën na ko déstabiliser. jinne yi aussi mën nañu profité ci occasion yooyu. am na koo xamante ni ba léegi wérul, lan moo ko feebar parce que bi papaam gaañoo ou bien doomam gaañu dafa jaxasoo
wa bi taali mu jóge fa amee fa xel mu naqari moo xamante ni yaram boo xamante ni actuellement dof na ci sababu benn nattu bu dal ci kawam. loolu ay occasion la, ay moment yu fort la yoo xamante ni les jinne dañ ci exploité. kon yi ma lim nii yëpp dafay junj lenn que jinne bi mën na atteindre doomu aadama bi, mais doomu aadama bi aussi mën na am ay ay kaaraange yu ne ci kanamam yoo xamante ni du tax mu atteindre ko, bu ko defee moom muy seet pexe. kon ci cadre seet pexe boobu noonu moo undu juróom-ñaari mbir yi ma lim yëpp sànq nga xamante ni jinne bi da ciy profité soit moom mu muté wu soppeeku, wala boog sol mbubbu meneen mindaafoon, soit mu daal di profité ci occasion yu propice pour atteindre son objectif. beneen bi aussi jinne sawarul di soppeeku. waaw jinne sawarul di soppeeku benn yoon. yenn jinne yi buñ ko defee balaa ñu ko defati kenn xamul kañ la. waaw yenn famille jinne yi su fekkee yëg nañu kenn ci seeni doom soppeeku, buñ ko jàppee dinañ ko emprisonné, bal dinañ ko dóor yu metti yoo xamante ne ëllëg du ko xalaatati. parce que ci biir soppeeku force mi ngi ci, mais faiblesse mi ngi ci, mais aussi li nga xam ne mooy vulnérabilité mi ngi ci, mais aussi ay risques yu mag moom moo ci nekk. pour dinañ ko gën a détaillé ci kanam. jinne bi bu yàggee soppeeku mën na mujj nekk victime doomu aadama, parce que yenn jinne yi buñ soppeekoo ci sa kanam yow nga am loo xamagas néew ci monde de jinn duñ ko defati, parce que bi mu jaral yi nga fixé leen sa ñaari bët yow doomu aadama bañ a xef rek foofu la ñuy taxaw duñ mën déplacé wuti. bu yàggee dañuy tàkk, rawatina bu fekkee yaa ngi jàng ay alxuraan yu nga xam ne mi ngi sa xel nga bañ a xeef. day gis ni rab bi nga xamante ni mooy leen gën a sokal moo leen gën a sonal muy till, c'est parce que yàlla da ko bindee noo xamante ni même bu dee sax wala buy nelaw du xef. till même buy nelaw sax du xef bët yi. waaw même buy nelaw du xef bët yi. loolu moo tax mooy rab bi leen gën a sonal, parce que da leen di jàpp saa su ne di leen fitnaal di leen di alak. waaw kon loolu aussi lenn la ci li nga xamante ni moo tax ba ñoom sawaruñu soppeeku, parce que ci biir soppeeku bi risque mi ngi ci bu mag a mag. dangay gis ni léeg-léeg ba léegi ci mutation boobu noonu nga xamante ni jinne yi dañ koy exploiter, surtout jinne yu mag yi. parfois yow di nga daje genn xeeti mindaafoonu jinne, ñoom boo leen laajee kan moo leen bind dañ naan la yàlla bind ñu. effectivement boo leen laajee ku leen bind dañ naan la seytaane moo ñu bind. iblis ku réy la ci ñoom. am na émission yu ñu jàll wax naan nañ ci iblis laanatullahi alayhi ak force bu redoutable bi nga xam ni borom bi subhanahu wa taala moom la ko defal mu di bu yéeme. iblis dafa jëfandikoo mutation di créer yeneen xeeti mindaafoon yu nga xamante ni ay monstre la ñu doon yoo xamante ni di leen di gëmloo ko moom moo leen defar. ñoom en même temps parfois ñu attaqué yenn ci doomu aadama, yow fajkat bi bu fekkee da nga leen jàpp boo leen laajee dañ naan la iblis bind ñu nekk ay mindaafoon yu yéeme yoo xamante ni ay hybride yoo xamante ni doy na waar, nga xamante ni njaaxum rek la ñuy def ci kaw suuf, nga xamante ni mission yi nga xamante ni yu rëy la, yenn jinne yu naturel yi sax duñ ko mën di def. iblis ñoom la ñuy utiliser pour def ko. kon ba léegi mutation ni ko virus yi di jëfandikoo pour dajale ay xeeti force capacité yu leen di permettre buñ joxee ci jamono kenn du leen mënal dara ba keroog ñuy dellu ci technique ñi ay feebar yu kenn xamul. aussi même jinne yi aussi mutation, surtout iblis mi nga xamante ni moom mooy seen baay dafay muté dugal di jaxase di defar di créer ay mindaafoon yu redoutable. bismillahi rrahmani rrahim. wa nunazzilu mina al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara.